àddina ak xat-xat yi mu toll ci wàllu koom-koom observateur xëy njort ne fan yi wala weer yi ñëw ku moywul mu metti lool ci askan week njaboot yi ak njëg yi ci marché bi nar a tawee ko nu ne yéene kaay bi ne njëgu transport bi ca lay bokk naka noonu it njëgum dund gi ba ci matériel yi dem ci wàllum tabax ci yooyu jamono njiitu réew mi moom di wër di inauguré walay door ay chantier Le Quotidien ne président TER bu yegg bis ba Thiès ak Mbour la bëgg Le Soleil ne njaxtalu ay bés bi moo nekkoon ndorteelu ñaareelu xaajub liggéey bi TER bi dib guddaayu fukk ak juróom-ñeenti kilomètre akub gaar bu mucc ayib ci AIBD juróom-ñaari saxaar yeneen ak yooni pont ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar war ca dem liggéey boobee yéenekaay bu ànd ne fileeg fukk ak juróom-ñaari weer lay pare maanaam at ak juróomi weer Direct News moom dafa laaj ne ana lan mooy dawloo président Macky Sall di wër di inauguré ak lancé travaux ca moo ne ñu ne ci local 2022 yi terewul woon askan wi yónnee ko signal bu fort yéenekaay bi ne Maadu dafa jiital saret ba teg nag ya ca ginnaaw La Tribune mel ni ku koy dëggal ca naan njiit réew mi dafa jaar ca wet geneen ga safaanoog priorité yi di li jàmp ci seen gis-gis Sénégal ñu ne di wéy di leb ci dépense lu seer ñaari téeméer ak juróom-ñaari milliards yeneen ngir deuxième phase TER bi ca boobu jamono ñu ne mbay mi laati gaaf ay toni soble ak pataas yu nëpp ndax ñàkkum investissement moom njiit réew mi président Macky Sall ci laas naan ca nekkatul ci jamonoy wax waaye jamonoy jëf enquête ne la mu bëgg moom njiitu réew mi mooy jam ñaaju AIBD pare laata janvier 2024 TER bi dem ba Mbour ak diwaanu Thiès ginnaaw si Ousmane Dia teewal fi Alstom ci yéenekaay bi di ci wax ne lu ëpp ñetti millions ci aji dem ak dikk jëlagum nañu ba fii TER boobee Philippe Lalliot ambassadeur France ci Sénégal ba tey enquête yéenekaay ne moom la mu gis ci diggante bi muy Sénégal ak France mooy lëngoog jëflante waaye du defante wala xare ñu des ak njiitu réew mi ak i activité am ci njeextalu ay bés bi Vox Populi ne bokkoon na ci feemam yu bees ci wàllu communication nu mu génne duppee ko jokko ak Macky jaarale ko ci internet gi ak ñenn ci askan wi démb waa Pikine na aaye woon yéenekaay bi ne lu mu ci jublu mooy wax léegi direct ak askan woowee ci lu kenn dul dox di gëm ak ñoom du segg duy rapport ñu des ak Vox Populi mi naan opposition bi toogunu di xool ndax ñoom it ñu ngi wàlluk remobilisation di yëkkatiwaat seeni ñooñ di leen fàttali ne yitte bi mooy ci wotey député yi nu dëgmal fexe ba li ëpp ci ndaw ñi dem bindu ji am seeni xobi wote sàkku na nit ci coordination départementale yi communale yi ak diaspora bi naka noonu mandataire yi woon ci élection yi wees ñu xar ci seen tànk tubéy ci l'info moom waa PDS Géejawaay ñooy sàkku ñu génne ci parti bi Njoogu Malick Dieng ndax la nu koy sikkee mooy dafa woteel Benno Bokk Yaakaar ci bi ñu tànn adjoint au maire yi ca Géejawaay di lu waroo ak kilifa parti bi la mu dogaloon naka noonu it parti bi ci boppam maanaam jàppale ji Ahmed Aïdara wàllu yoon Alioune Tine njiital Afrikajom Center ci Sud Quotidien ñu jëm ci àtte Sonko Adji Sarr naka noonu it dossier Barthélémy Diaz yéenekaay bi ne Alioune Tine def na verdigam ba noppi la mu gis ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko mooy ñu àtte ko na mu gën a gaawe ngir yeewi sax Ousmane Sonko mu xam fu mu féete lu jëm ci mbiri Barthélémy Diaz Alioune Tine di sàkku ñu dindi ci lépp luy politique wala y pexeem ci dossier bi observateur moom xëy dugg ci secret yi dossier yi ca table doyen des juges ak tegale baag na mu demee ñu ne ak yi ca gën a yitteel nay dossier attekat bi ci boppam diggante dossier yi di mbiri Bougazelli Adji Sarr Ousmane Sonko Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène ak yi yeneeni dossier yu bees toll ci ñaar fukk ñu ne naka noonu it yem fa fekk juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn dossier naka noonu yitteem yépp moom attekat bi jëm ci xeex ak lii di téegu yàgg gi ci kaso bi laatab atte Les Échos moom xëy xamle ñu akub téere bu suñu naatangoo di réalisateur audiovisuel def ci président cour suprême ba fi woon Ousmane Camara muy journaliste Amadou Diaw téere bi mu duppee ko carnet secret d'un juge ñëwaat na ci gàttal ci réquisitoire bi dugg ci taarix bu mu defoon moom dem si yàlla Ousmane Camara ci atte président Mamadou Dia ak i àndam dib taxawaay mu ne bu ay rakkam tey ci métier bi war a def royukaay laata audience bi yéenekaay bi fàttali la ko Isaac Foster waxoon moom Ousmane Camara muy rob bi nga sol moomuloo ko bul ko gàkkal wàllu football Sadio Mané gàkkalul benn yoon deru Sénégal Stade ne dugal na téeméer ak juróom-ñaareelu bitam ci wàllu Premier League record ne moo ci génne Liverpool de ci xat-xat yu mitti yu mu naroon tàbbi lamb jéeg Modou Lo Ama Baldé sunu lamb foog ne ci app yu ñu jàppaat yépp 26 mai 2022 moo ci gën a yadu maana waaye Abdou Bakhoum mu ngi ci xam ne ni staff bu Ama Baldé ñoom daañ ci amal ndaje seen biir Luc Nicolas mi tëgg lamb jiit ñu ne faw nag mu daal di defaat promotion combat bi fàttali ne gaañu Modou Lo am moo dandal boobépp combat. Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëfal ko bu baax a baax moom El Hadj Assane Gueye mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca first législative yi war am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal tey nag la ñu tàmbal ci altine bile saytuwaat liste électorale yi mu war nag jeex boobu la liggéey fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu ne président bu fédération départementale bu PDS foofu ca Guédiawaye nag daanaka ba ñu amal wotu élection bureau municipal bu fa nag lañ ko daal di waddal moom mi nag di Ndiogou Dieng dañ ko fa jële ñi di waa PDS gannaaw daal ba mu demee wotali coalition benn bokk yaakaar nu la jàpp ne
dafa daal di wor coalition bi sage-femme yi nag nekk tey ci kaw tali bi li nag waral seen doxub ñaxtu mooy dañoo sonn ci nañ leen di sonnalee ci seen i liggéey nekk li ci gën a fës di élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dégmal ñu wax a tàmbale ci altine bi le saytuwaat liste yi ci élection yi le di liste électorale yi mu nag war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu ne président fédération départementale PDS bu Guédiawaye moom daal ci ba ñu fal élection bureau municipal la daal di wadd moom mi di Njoogu Jeng nag li tax mu daal di ñàkk posam mooy dafa dem woteel coalition Benno Bokk Yaakaar sage-femme nag ci kaw télé bi tey ci suba dina doxub ñaxtu ngir daal naqaru nañ leen di sonale ci seen i liggéey ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram dent ànd ak Mal Junior Diagne yéene kay ak El Hadj Assane Gueye ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy moo fexe ci digital bi asalaamaaleykum. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM ñu tàmbali xibaar yi ak sage-femme yi fas yéene dem ci kaw tali bi tey jii dina kuréel boo xam moom moo leen boole fi Sénégal nag amal tey ji seen doxub ñaxtu ngir daal fexe ba naqarlu ni leen di sonale den agressé ci seen i liggéey ñu jàpp ne daal loolee dafa war a doy te foofu daal ñu indi ci ay saafara directeur bu wala ki nekkoon directeur ressources humaines te ministère bu santé nag di leen taxaw Ibrahima Soukandel Diouf ne daal faw ñu taxaw aar leen ndax lii warul wéy Aminata Goudiaby nekkatul directeur des ressources humaines waaye nag Ibrahima Soukandel Diouf méttiwul na bu baax a baax agression yi nga xam ni moom la ñuy teg léeg-léeg ci kaw sage-femme yi ci seen bërëbu liggéeyukaay moom nag mu jàpp ne ay jigéen lañu ñoo xam ni li ñuy liggéey dafa am solo loolu ci système sanitaire bu Sénégal ba tax na dañ leen war a gën a aar gën leen jàppale. le corps des sages-femmes qui est un corps. sage-femme yi kuréel gu ñu war a jox cër la ndaxte ñoom ñooy dimbale képp kuy mucc gis nañ ñu leen di mettital ci yenn gox-goxaat yi ñu ràññee ci réew mi ku koy def joxoo cër dund bi. te gox yëpp a soxla sage-femme. respecte pas la vie et je pense que chaque localité a besoin d'avoir une sage-femme. moom nag mu ni sage-femme yi nga xam ne ñoom. te gox yëpp a soxla sage-femme. respecte pas la vie et je pense que chaque localité a besoin d'avoir une sage-femme. moom nag mu ni sage-femme yi nga xam ne ñoom. te gox yëpp a soxla sage-femme. respecte pas la vie et je pense que chaque localité a besoin d'avoir une sage-femme. moom nag mu ni sage-femme yi nga xam ne ñoom. te gox yëpp a soxla sage-femme. respecte pas la vie et je pense que chaque localité a besoin d'avoir une sage-femme. moom nag mu ni sage-femme yi nga xam ne ñoom. te gox yëpp a soxla sage-femme. respecte pas la vie. ñoo waxaat beneen sitting tey ci suba di boo xam ne bu section Synpics la bu groupe Futurs Médias manifeste bi nag ñu war ko amal ca buntu direction groupe boobee dina liggéeykat yoo xam ne daal li ñu naqarlu mooy li ñu bëgg a liquider maanaam fexe ba daaneel groupe Excaf te ñi ko bëgg di Canal Plus International. syndicat bu boole ñiy yëngu ci wàllu njàng mi nag di syndicat autonome pour le développement de l'éducation di SADEF ak formation ñoom it dañoo wax seeni naqar gannaaw ba ñu amale signature protocole d'accord diggante syndicat d'enseignants yi ak gouvernement bi SADEF nag jàpp ne proposition yi nga xam ne gouvernement bi ñoom ñoo ko defoon daanaka indiwu ci tontu ñu ci doon xaar rawatina nag yenn injustice yi waaye tamit système de traitement li ñuy joxe li di salaire yi ñi di enseignants yi secrétaire général national bu SADEF nag ci micro beeg ndongoka. ñi ngi wax gouvernement du Sénégal te ñun amuñu satisfaction ginnaaw bu gouvernement bi xaatimee protocole d'accord ak syndicat yi parce que nous sommes restés sur notre faim ndax li ñu doon séntu lu bare ci yooyu gisuñu dañoo bëggoon gouvernement bi corriger li ñuy tudde inéquité ak injustice yi amoon ci traitement salaire u jàngalekat yi mais dañoo gis ne à l'arrivée injustice yi dafa demeurer inéquité yi dafa demeurer et plus grave encore dafa indi ay problèmes entre corps enseignant parce que dañoo jàpp ne kii nga xam ne mooy PCMG bi ak instituteur bi warul am différence de 50 000 francs dans l'octroi de la prime scolaire loolu également jàngalekat yëpp rafetlu wuñu ko comme dañuy corriger les inéquités waruñu ko jox en fonction des hiérarchies wala des grades jëkku rafetul ensuite également la question des enseignants décisionnaires que le statut de ces enseignants décisionnaires soit totalement modifié et dans l'immédiat pour que kenn ku nekk xam yenn situation nga nekk parce que injustice bi ñu dund ëpp na te dafa war a deñ il est temps que le CFE ñu réformer ko indi ci ak coppite gu nga xamante ne bi day permettre effectivement parents d'élèves bi wala élève bi ñu teel ko édifier par rapport au résultat que élève bi toog weer wala lu topp di xaar résultat bi dañuy wax ne nañu constituer des jurys et que désormais la copie au CFE et à l'entrée en sixième ñu koy fay comme niñ koy fayee jàngalekat yi nekk dans le moyen et le secondaire réaménagement oui mais jamais pour une prolongation de l'année scolaire. ñu ñëwaat ci sitting bi nga xam ne tey ci suba la bu section Synpics bu groupe Excaf
kon ex-CAF la di manifester boo xam ne daal dafa war a am ca buntu direction bu groupe boobee di groupe ex-CAF liggéeykat yi nag daal dañoo àndul ak li ñenn ñi taxaw bëgg a daal daaneel groupe ex-CAF te ñi ci joxari baaraamu tuuma di canal plus international la regroupement national bu boole mareyeur du Sénégal nag ñu ngay au ministre bu yor napp mi li nag bëgg mooy ñu fexe daal ba li mu diggee woon ci tabax fa ak quai de pêche bu bees ca Kafountine. waa Guédiawaye football club ñoom waa Pikine yi dañu daal di daan waa Njàmbur bu Louga benn bal si dara la ñaari jongante yooyu yëpp mujjee si aser gi jàppale ni Jaraaf moo daanan Mbour Petite Côte ñaar si dara Gorée defee ñu ni mel ak waa Douane ñaar ci dara Jàmbaar ñett la dooroon si waa SNEPS excellence GF témboon ak Dakar Sacré-Cœur Casa Sport témbowoon ak waa Tëngéej FC kon ci classement bi Guédiawaye football club mu nekk ci kaw moom copp am na ñaar fukk ak ñaar ci poñ topp ca Pikine Génération Foot Njàmbur ak SNEPS excellence ñoo nekk ca Mbaba Dara ba Ligue 2 Demba Diop moo daan équipe bu amitié benn si dara Wali daan dafa daanu benn équipe bu Thiès FC moo ko daan ñaar si benn wante du tee Wali daan mooy des ba léegi ji nekk si bopp classement bi ndax am na ñaar fukk ak juróom si poñ topp ci Stade de Mbour ñaar fukk ak ñett topp ci Sonacos am fukk ak juróom-ñeent si i poñ football yi biti réew ya Seydou démb Sadio Mané dugal na bit bi tax waa Liverpool daan ñooñ doon jonganteel di waa West Ham ya benn si dara ndam boobu dafay daal di dëgëral taxawaayu Liverpool ci classement bi gannaaw bi ñu gisee City daan waa United ñeenti bal si benn mu nekkoon jongante bu ñu doon footballé ci stade Manchester City mu nekkoon jongante ay dëkkandoo wante waa City ñoo mujj daan waa United si lu kenn du lam-lame Kevin De Bruyne takkoon ca loxo ba brassaaru drapeau Ukraine moo daal di dugal ñaari bit Mahrez tam daal di ko feelu loola moom la ñu defee ca France nag jàppale ni Marseille dafa daanu Monaco moo ko fekk sa Vélodrome dóor ko benn si dara Lille dóor Clermont ñeent si dara équipe bu Nantes moo daan Montpellier itam daanaka ñaar si dara Saint-Étienne daal dinaa daan itam équipe bu Metz bu ñoom Pape Makhtar Sarr ak Ibrahima Niane 1-0 la mujjee ca Espagne moom Barça ma ngay woy ba léegi di dox di dem ca kaw bi mooy ñettal benn bu moo tegale di am ndam bi yoon Elche la ñu daal di fekk ba noppi dóor ko ñaari bal si benn Barça di wéy di des ci ñettal bi place wante sori na loolu Real de Madrid bi war a football gannaaw ëllëg si Ligue des Champions digganteem ak waa Paris Saint-Germain ci Italie dañu kaa jeexale Napoli bu Kalidou Koulibaly AC Milan bu ñoom Zlatan Ibrahimovic ak Olivier Giroud noo leen fekk ba noppi dóor leen benn bal si dara Juve daal di daan waa Piazza benn si dara ca kaw Milan moo ca ne jot na juróom benn fukki poñ topp ca Inter de Milan am na juróom fukk ak ñett ci poñ topp ca Napoli bu Kalidou Koulibaly am nañu juróom fukk ak juróom-ñaari poñ age Seydou Nour. na ñoo dellu ci élément wu solo càmbi ndax yemb na. Yemb na. waaw. kon nanu ko biral ay Salé bu Maroc mi nga xam ni bi moo nekk ñaareelu yoonam muy bokk ci jogante gile dafa daal di ñàkk ci dugg siem ci kanamu équipe boo xamante ni mi ngi doog a ñëw di Rwanda Energy Group mi ko daan 91 ci 87 mu di ndam lu ñuy rafetlu bu ñu sukkandikoo ci Pichu Kumbay Manga bu Rwanda. ñu ñëw fii dañoo waajoon ngir mën a am ndam jot nañ koo am nag waaye nag day tax ñu gën a waaj ndaxte ñun ñoo war a dalal fee ci Rwanda te foofu dinañ waaj ngir amaat yeneen ndam ndaxte suñu dëkk de rentrer chez nous avec toutes les qualifications. mu ñàkkoon final bi ci saison inaugurale Basketball Africa League bi US Monastir nag fa daal di daan benn équipe buy doog a egsi di club Ferroviario de Beira bu Mozambique kenn ci joueur yu yees yu US Monastir du Souleymane Diabaté mi nga xamante ni yëkkati woon trophée gu njëkk Basketball Africa League bi xamal ñu ne lu ni mel la bëgg a def ak équipe bu tunisienne bi moom arrière ivoirien bi nag yokku ci ne tàmbaleek ndam nag lu baax la. Ouais, c'est une bonne victoire parce que c'était une victoire qui était difficile. jotuñoo xamante waaye jot nañoo liggéey ba am ndam loolu lañ ci bëggoon léegi nag li suñu mbébét mooy am ndam ci match yi ñu joué yëpp ci baal bi. Au fur et à mesure des matchs pour atteindre notre objectif. niki altine ji match du am jogante yi nag dina daal di tàmbaliwaat niki mardi ak kay teewal Sénégal di Dakar Université Club mi fas yéene jàkkaarloog club bu Mozambique bi di ñaari équipe yoo xamante ni doonoo ñàkk seen jogante gu njëkk. Sode Thiam doon dikkaat si ñaareel bi journée bu ñu doon amal wala boog ñaareelu bés bu ñu doon yeggali première journée ci basketball African League bi ñuy amal fii ci Ndakaaru ñu wax ne jongante bi Ndakaaru ak Égypte la ñu koy amalee ñeent équipe yi génn si ñaari jongante yooyu ñooy dem ca final ba ñuy duppee final 8
ci Kigali Arena ci réew pour Rwanda. mu ngoog jaajëf Malal Junior Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar yi ñeel caade dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbale ko lu soxal littérature ak benn téere bi ñu dippee qu'est-ce que l'Afrique lu ëpp ñaar fukk ci ay bindkat yu jógee Afrique waaye itam ci diaspora bi ñoo ko daal di bind loolee nag ngir gën a xamle ak histoire dëgg bu continent africain bi présentation bi ñu ngi ko doon amal ci internet bi Ibrahima Diamé fekkee na ko. téere bi de am na lu mat téeméer ak juróom-benn fukki page yu nga xam ne lu mat ñaar fukki auteur ñoom ñoo ko xaatim muy ay africain ak ñu seen maam jógee Afrique yaroo bitim réew ñoom nag li ñu xaatim ci livre bi le moo di daal di weddi cliché yi nga xamante ne dañ koy faral di yëkkati ci Afrique jàppee ko continent bu nga xamante ne lu ñaaw rek wala lu bon rek lañ ciy wax. Rabia Marouche moom mooy directrice collection Samboura bu nekk Maroc. L'objectif c'est vraiment aussi de peut-être quelque part de répondre à certains clichés de les dénoncer. waaw objectif livre bi mooy bëgg a andi rek ay tontu ci yenn wax yi ngi ñuy jibal ne Afrique amul histoire te loolu taxawul ay wax la yu nga xam ne ñoo ngi koy dégg depuis le 19e siècle depuis sax ay waxu Hegel ay Victor Hugo ba ci kii di Nicolas Sarkozy sax dégg nañ ko fi donc mu doon yoo xam ne daal livre bi dafa ñëw daal pour weddi ko bi mu set wicc liggéey ko na le. La question de l'oralité aussi, la question de l'histoire de l'Afrique précoloniale, des échanges qu'il y avait au sein de l'Afrique, de la circularité du savoir, des manuscrits. di nag dafa wone ne Afrique war na am beneen taxawaay ngir jàmmarloog défi yi koy xaar ci kanamam ay personnalité yu bëri nag yu wuute ñoo daal di andi seen xalaat bind ko ci livre bi le. Le livre rassemble. téere bi ñi ko bind mot nañu ñaar fukk benn nit yu nga xam ne bokkuñu fi ñu jóge te seen xam-xam dafa wuute ay économiste ay philosophe ak ñeneen ak ñeneen. Par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. téere bi nag ñoo ngi ko publié ci novembre 2021 collection Samboura moom moo def liggéey bi maison d'édition marocaine bi ñuy duppee croisée des chemins daal di koy édité bokk na ci réew yi nga xamante ne seeni doom andi nañ seen contribution ci mbindum livre bi le nag ay marocain camerounais ivoirien ak ay centrafricain. altine ji nag ca goxu Nder nekk ci commune Ngit daañu màggal talaata yi Nder bokk na ci programme bi ay ñaan waaye itam visite de chantier musée talaata yi Nder bi nga xamante ne direction du patrimoine moo ko daal di tàmbale daañ ci amala itam ci ngoon ay prestations culturelles yu ci mel ni théâtre mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO